internautes de Bët Set tey ñu daal di am mbégte ak kontante daal di ànd ak jigéen joo xamante ni jigéen ju mën góor la jàmbaar la kenn dootu ko présenté fii ci diwaanu Sénégal ndax ñëpp xam nañ liggéey bu am solo bi nga xamante ni moom la fiy def mu daal di nekk docteur Fatma Guenoune moom mi nga xamante ni nag moom moo jiite lii di LISCA nag ku leen dégg rek xam ne dañuy xeex ci lépp lu jëm ci wàllum doomu jàngoro rawatina nag doomu jàngoro bi nga xamante ni moom la ñuy woowee cancer waral ba octobre rose ñuy faral di gis présidente Fatma muy wàcc sur le terrain ak ay sensibilisation waaye tamit muy wàcc ak ay consultation gratuite tey ñu fas yéene jàkkaarloog moom ci li nga xamante ni moo di 8 mars di bis boo xamante ni dañ koy sargaale jigéen ñi docteur ginnaaw ba ma la nuyoo ma bàyyi la nga nuyoo ak internet yu bët7.com. maa ngi lay fay maa ngi nuyu internet yëpp yu bët7.com seen tur ak seen sant. tey kenn dootu la présenté ti comme ni ma ko waxee fii ci diwaanu Sénégal tey docteur Fatma Guenoune dañu bëggoon a xam jaar-jaaram ak tey LISCA ni mu taxawee ak lan moo ko taxawal. waaw man duma mën a wax fii laa juddoo fii laa màggee sénégalaise la sama waajur bu góor mooy marocain fii man dama li ñuy wax ne produit de l'école publique la. École depuis sama jardin d'enfant ba sama doctorat en médecine yëpp ci université ci école publique bi laa ko jàngee donc ma nekk docteur en médecine def sama spécialisation en pathologie cervico-vaginale kuréel bi nga xam ne tey yàlla man la def ma nekk ci di ko jiite ñu ngi ko sosoon ay professeurs d'université ñoo ko sosoon en 1985 la taxoon ñu sosoon ko mooy ne dañu waroon am recevoir benn don wu appareil yu cobaltothérapie bi ngeen déggoon coow bi en 2016 biñ ko sosee nag ba jot appareil boobule mais ñoom ku nekk ci sa liggéey mënuñu nekk di yëngu en 2007 ñu xalaat ne ligue bi dañ ko war a taxawaatal ñuy réunir ba 2009 ñu taxawaatal ko yàlla depuis 2009 ba léegi yàlla ñuy jàppale man nag maa ngi nekk ci njiit bi depuis 2013 parce que bi beneen présidente bi démissionné ma jël intérim bi pendant 1 an après ñu dem assemblée générale ñu fal ma ñu 2014 ñu falaat ma 2019 donc ba léegi maa ngi ci donc ñu ngi am benn conseil d'administration 24 membres ak benn bureau 12 membres donc noonu lañ te am nañu 4 commissions commission sociale commission fundraising mooy bi nga xam ne pour ut xaalis la commission scientifique ak commission communication yooyu yëpp ay bénévole la LISCA ay bénévole ñoo ko seq ñu ngi am benn bureau ñu ngi am 6 personnes la ñuy fay ñi ci des ñëpp ay bénévole la man bénévole la damay dem liggéey ba wàcc doog a ñëw nekk fii di kii dañuy toog waxtaan li nga xam ne xeex cancer bi pour jëmale ko ci kanam. ginnaaw xeex boobu nga xamante ni yéen a ngi koy xeex ci doomu jàngoro ji ni nga ko waxee ñu ci bari daal di nekk ay bénévole fu fekkente ni am na benn nombre de personnes boo xamante ni ñu ngi leen ciy fay ñeneen ñi dañaa ñëw ak seen xam-xam ak seen doole fa seenee ñëw xeex doomu jàngoro ji nga xamante ni moo di cancer ñu bëggoon a xam ci kaw xeex boobu noonu est-ce que état du Sénégal génnee na les moyens qu'il faut ngir jàppale LISCA ngir ñu mën a xeex doomu jàngoro boobu. Pour le moment ministère de la santé duñu financé ci suñu ay xeex cancer mais ñun président de la République moo ñu jox benn subvention wu 10 millions par an mu loolu lépp pour jàppale ñu ci suñu fonctionnement LISCA mooy fay luyaas bi fay bénévole yi fay ñi suñu employé ndox làmp mais li ci des yépp dañuy uti ci ay partenaires pour li ñu war a dérouler par exemple suñuy war a def sensibilisation foog ñu ut benn partenaire bu ñuy accompagner suñu sensibilisation suñuy def dépistage foog ñu ut benn partenaire bu ñu accompagner ci dépistage. waaw bien sûr parce que soo bëggee def te amuloo loo defee tamit dafay am difficulté parce que damay joxe ay exemple defoon nañu téléthon 2018 téléthon boobu la dañu newoon xaalis bi lépp ci malade yi lay dem. donc téléthon boobu ba ngeen ko defee collecte ba pare ñaata la woon somme bi. environ 200 millions
200 millions jël nañ ci 677 malades donc fay ne jàppale nañu ñaari médecin ci seen inscription joxe benn bourse benn médecin mu nekkoon Abidjan pour chimiothérapie am jox fayal nañ ko 2 ans. tey yéen a ngi koy fayal ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ay médecins ngir ñu gën a mën a dem yokki ji seen xam-xam ngir mën a ñëw daal di dooleel li nga xamante ni moom moo di LISCA tey ñu daal di gis benn fondation boo xamante ni mu ngi au Sénégal muy fondation Première Dame Marième Faye Sall di servir le Sénégal tey est-ce que Marième Faye Sall mu ngi ciy dugal loxoom ci xeex bi nga xamante ni LISCA mu ngi koy xeex. C'est vrai que ci téléthon daaw bi jox nañu 10 millions. donc bi ñuy defee téléthon daaw jox nañu 10 millions ren mook borom këram ñoo booloo jox ñu 50 millions ci téléthon bi. ñu daal di gis téléthon bi nga xamante ni moom ngeen organisé en 2020 bi ci RTS mënoon na ñaa xam somme bi ngeen ci collecté ñaata la. pour le moment mënuguñu xayma exactement ñaata la ñu jot parce que ñu ngi ci dajale dons yi. donc am nañu valeur u 153 millions de promesses de dons mais ñu ngi nekk ci collecte bi parce que xam nga suñ la téléphoné dinañ la may le temps ñu lay jox chèque yi ci loolu la ñu nekk. effectivement waaye tey dañaa gis leneen loo xamante ni tey ay jafe-jafe la yoo xamante ni tey président bi di Fatma Guenoune yaa ngi koy jànkonteel muy ñi nga xamante ni tey dañ leen di jël en charge yaa ngi koy wax sànq ci say biir kàddu nga ni dañuy jógee fu mel ni Fatick fu mel ni Touba fu mel ni Kaolack war a ñëw faju see Dakar mais dañuy am problème mu logement yooyu LISCA ana yan moyen la teg ngir mën kaa xeex ba mën ci génn. waaw loolu comme objectif la woon ci suñu téléthon. mooy objectif bi nga xam ne man daf ma soxal ci ay membres yi parce que nga am cancer ba pare ñàkk néew doole nga war a di faju bés bu nekk dem di tëdd ci suuf sa lekkin mi doyul lépp ñu ne kon ñun fokk ñu ut li ñuy wax maison de vie mooy fu ñu war a dalal malade yi ñu ngi sant yàlla nag. parce que biñ ko defee ci téléthon bi le 21 février am na benn société bi ñuy wax DP World mu ne moom dina jël lépp en charge donc dinañu toog waxtaan ak ñoom ba ut terrain ñoom dinañ ko tabax kon loolu la sant yàlla la parce que malade yi soo leen dëkkalee fokk nga jox leen lekk tamit parce que yooyu yëpp ci ay problème la daa ko dëkkal utal ko kër bu mu dëkk fokk ñun nga utal ko lu mu lekk daa ut kuy ménage foofu la ku fay defar daa ut tamit ku leen di toggal ba pare suñu yàlla jàppalee ci maison de vie bi fu mu munti nekk suñu mayee ay oto parce que am na ñi nga xam ne am nañu doole mun nañu may oto bi nga xam ne dinañu permettre ñuy jël malade yi ci maison de vie bi di leen di yóbbu ci hôpitaux yi pour ñu def seen soin delloo leen donc yooyu yëpp ci li nga xam ne pour malade yi ci seen feebar ñu mun a am nekk seen xel dal ne ñu ngi leen di jàppale ci seen faj. tey LISCA ku ko gis dafay foog ni manqué wuñu dara parce que sénégalais yu bari soo waxee ñu daan ne dañ dem LISCA pour ñu faju ji mais bu ñu ñëwee LISCA tey LISCA bëgg na leen a faj mais capacité boobu noonu yëpp est-ce que LISCA tey am na doole boobu noonu pour faj ko te pourtant les bonnes volontés sont là tey ban appel nga leen di lancer. waaw parce que maa ngi def appel à tous les sénégalais parce que li may wax mooy ne képp ku ci def sa dërëm. malade yi nga koy defal parce que sénégalais boo ñiy dëkk ci biir dëkk bi muy doon sénégalais muy ñi nga xam ne ay étranger la ñuy dëkk fii ñoom mun nañu jël ci seen alal jàppale malade yu cancer yi parce que certes def nañu plaidoyer ba chimiothérapie wu cancer yu jigéen yi muy cancer buntu butitu njurukaay ak cancer yu ween mu gratuit mais ci produit yooyu am na ay produits yi nga xam ne gratuit wuñu donc malade yi dañuy ñëw ñaan ndimbal donc te ñun suñuy jàppale malade yi dañuy dimbali ba fa ñu yem donc suñu xamaguñu ñaata la ñu am lu ñu am dinañ ko xool ñaata lañ ci jagleel malade yi pour jàppale leen ci seen faj donc amul góor amul jigéen amul mag amul ndaw ñëpp lañ ciy dugal certes cancer yu jigéen yi
mooy cancer yi nga xam ne ñoo raw gàddu ci Sénégal muy cancer buntu ci njurukaay ak cancer ween te faj bi rek du chimiothérapie opération bi ci la radiothérapie ci la donc maa ngi ñaan am na ay bonne volonté yi nga xam ne mun nañu ñëw ne man sax damay jël benn malade ñu jox leen benn malade ñu jël malade bi topp ko di ko fajal di ko fayal donc ñoom dinañu xam ci kan la ñu dugal seen xaalis donc loolu yëpp ñu ngi ci te maa ngi ñaan nga xam ne waxuñu nga joxe ay millions yow nit ki soo ne chaque weer mun naa joxe 2000 francs loolu yëpp dafay dellu ci malade yi donc am na malade yi nga xam ne dañu soxla liñ leen di accompagner am na benn malade bu waxoon ne dafa soxla ay poche colostomie parce que cancer u colon la am kooku le pour 30 chaque mois dina fay 105 000 francs bi Liska amatul dara moom daf koy uti feneen donc jàppale malade ci fépp la yenn saa yu malade yi dañuy soxla couche donc fokk ñu may leen couche yi ñuy kii parce que dañuy dem ba duñu mën a téye seen bopp donc nit ki li ñuy wax dignité malade yi ku ci jàpp daa mun a préserver malade yi seen dignité ci seen faj donc dërëm boo ci def rek askan bi ci askan bi lay dellu parce que man kenn fayuma man maay njiit bi kenn fayuma damay def ci askan bi damay liggéey te yàlla tax. ngay liggéey te yàlla tax ñu bëggoon a xam lim bi nga xamante ni tey Liska bu fekkente ne am na bilan boo xamante ni mën na ko tirer muy année 2019 bi Liska indil nañ ko ñaata cas de personnes yoo xamante ne nii cancer moo leen jàpp ak ñaata cas la Liska ñëw daal di faj. gis nga tey jii bi ma laajtee ce matin ñaata dossier lañ fi am ñu ngi am pour le moment 278 dossiers. nga xam ne commencé guñ leen jël en charge donc loolu le te ñun suñuy jël malade duñu jël benn traitement wàccal fenn suñu lay jël dañu commencé ci début bi ba ci fin ba ci surveillance bi yëpp dañ koy jël parce que malade bi suñ la soo defee sa état bu traitement yëpp muy chimiothérapie opération radiothérapie dina am ay contrôle de suivi donc malade yi dañuy ñëw ñaan pour ñu def jàppale leen ci seen scanner jàppale leen seen bilan biologique jàppale leen seen IRM yooyu yëpp dañ koy jàppale donc ku ci def daal askan bi nga ko defal te malade yi nga ko defal te malade cancer yi bari na ci Sénégal donc ñun suñuy def malade yi su déposé avec un résumé du dossier médical def demande manuscrite accompagné de la photocopie de la pièce d'identité donc kooku le nga ñëw déposer soo déposer am nañu ñetti assistante sociale yu bénévole nga xam ne dañ leen di neexal ci seen transport rek kenn fayu leen donc ñooñu ñooy def enquête sociale bi suñu defee enquête sociale bi ba pare comité bi réunir comité bi médecin la psychologue ay membre bureau bi ak assistante sociale ça se fait de manière anonyme numéro la ñuy joxe assistante sociale bi rek mooy xam malade bi nu mu tudd dañuy ne diw ñaata at la am jigéen la cancer bii la am lii la soxla pour faju ñu waxtaan ci ne ñu d'accord ne dañuy jël malade bi en charge. ban appel tey ngay lancé waat état du Sénégal par rapport ak subvention li nga xamante ni moom moo di médicaments yi parce que état bu ci dugalee loxoom Liska tey dina ci gën a sentir njàppandal tey état du Sénégal am na nu mu doon demee bu ñëwee wallu si Liska ci wàllum garab ci wàllum traitement tey maladie tamit dina gën a yomb ci ñoom. waaw man sama plaidoyer du mu ko tàyyee def parce que su doon sama sago képp ku am cancer ci Sénégal nga faju te doo fay dërëm. foog naa ne suñu demee def ay jéego feek ay at ba pétrole bi dugal koomam foog naa ne maladu Sénégal dinañu faju ba nga xam ne te dootuñu fay te dërëm Liska loolu rek lay ñaan parce que suñu accès fi ñu commencé ba fi ñu accès lu dul sant yàlla mais li ñu gën a bëgg malade yi gën a noppaliku ci faj bi couverture maladie universelle
fokk mu dugal loxoom ci fajum cancer parce que su dugalee loxoom ci fajum cancer ñun dootuñu jàppale ti malade yi ci fajum cancer ñun li ñuy jàppale ci xeex cancer bi ci ay matériel ay équipement loolu la ñuy def donc ñu ngi ñaan état bi gën a xool naka la ñuy def ba chimiothérapie bi nga xam ne moo gën a jafeñ gën a wàññeeku pour maladu cancer yi. tey jigéen ñi nga xamante ni ñoo ngi toog ci seeni kër ban appel nga leen di lancer par rapport ak 8 mars bi nga xamante ne nee nañ dañ koy sargalee jigéen mais jigéen tamit suñ dee koy sargal jigéen dafay baax muy contrôler wàllum wér-gi-yaramam tey jigéen bi lay seetaan ana yan kàddu nga koy dégg. waaw man maa ngi ñaan jigéen bi nga xam ne pour aar boppam ci cancer soo xasee ba am ñaar fukki at su dul ci cancer wu ween war nga mun a làmbatu sa ween. chaque weer soo gisee sa règle ba pare ba sangu set nga làmbatu sa ween pour xool ndax dajoo dara benn donj ci sa ween wala sa poqataan wala gisoo ndox wala deret buy génn sa cus jigéen bu am ñeent fukki at ak la ko topp war nga ñaari at yu ne nga def sa mammographie pour xool ndax mu amoo cancer bu débuté parce que jigéen cëram mooy ween te suñu daggee sa ween am na lu mu wàññi ci sa féminité donc may ñaan sama mbokku jigéen yépp ñuy mun a di def mammographie à partir de 40 ans ñuy mun a di làmbatu sa ween chaque mois soo gisee sa baax ba pare te ci wàllu cancer u buntu butitu njurukaay jigéen bu am ñaar fukki at ak juróom war nga mun a def sa dépistage chaque at dépistage yi LISCA di organiser wala ci association de famille ñuy organiser ay dépistage ci cancer u buntu butitu njurukaay nga dem ñu saytu ko ba nga xam ne doo am cancer wala suñ ko gisee dinañ ko mun a faj te doo ci faatu. jigéen foog naa ne jigéen mooy réew parce que jigéen mooy yaay jigéen mooy jabar jigéen mooy mag mooy tante mooy maam donc ku sargal jigéen sargal nga askan parce que jigéen mooy jur kii dooni président mooy jur ministre mooy jur lépp ci biiru jigéen lay jóge kon war nañu mun a sargal jigéen saa su nekk donc ku sargal jigéen sargal nga askan bi sargal nga toute une nation te foog naa ne 8 mars doyul c'est tous les jours qu'on doit magnifier la femme. merci mu doonoon ki nga xamante ni moo di docteur Fatma Guenoune ñu seqoon ak moom waxtaan ñeel wàllum cancer bi nga xamante ne nii mu ngi faagaagal ci askan bi lu bari waaye rawatina tamit ñii di jigéen ñi comme ni mu ko waxee rek ñaari loxo mooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër.